booye boo nga xam ni ci biir nàmp gi li lay feral a ngi ñëw. loolu taxoon yonent bi léeb ko léebam boobu ni'matil murdi'at wa bi'satil fatimat. waaw mu ne am na loo xam ne la la ca nàmpal neex na waaye la la cay feral nag mooy metti ji. waaw mais mag ñi ñoom bala ñu laa sédd feral la ba noppi. waaw buñ la feralee ba bëggatuloo dara ci lañ lay soog a sédd. waaw mais ku bëgg lu ne buñ la séddee rek àdduna tukki. waaw loolu tax ngay gis seen waxin yooyu walaw xatarat li fi siwaaka iradatun ala xaatiri yowman xakamtu bi riddati. waaw am ñuy wax sunu boroom ni ko waxuma la xalaat keneen waxuma la bëgg leneen waaye bu ma toogoon benn laps de temps suma bët xef te mu wóor ma ne li mu xef pour leneen la du pour yow bu ko réggee ma jàpp ni génn naa ci diine. xam nga kooku niveau la du ko jóg rek dugg ca. waaw dem ba boo xalaatetee leneen lu dul yàlla jàpp ni génn nga ci diine murtad nga. kooku ñépp mënuñu ci dugg waaye bu fekkee ne yow itam mënuloo ci dugg fekkal ku yàlla sédd mu bañ la raw. waaw ndax moo lay mën dimbale fokk nga am ku la tette. waaw ak seen façon yañ ca waxaat yépp kaanat li qalbiya ahwaa'un mufarraqatun fastajmaat mudra'at kal aynu ahwaa'i. waaw fa saara yaxsuduni man kaana axsuduhu wa sirtu mawla alwara mud sirta mawlaayi. taraktu linnaasi dunyaahum wa diinahum shughlan bi dikrika yaa diini wa dunyaaya. am loo xam ne ku ko am foog nga bàyyi nit ñeeg li ci des. waaw parce que nañ koy waxtaan Mansour bi seede la ci. ma ne ko gis nga li yonent bi di wax naan xasanaatul abraar sayyiaatul muqarrabiin. dafay am ñu nga xam ni dañuy bëgg ñu boole leen ci muqarrabiina yi maanaam ñoo jege diw ñooy les proches de telle personne te fas yéene xasanaatul abraar ya du leen raw. mais manul ne am na loo xam ni ku ko am ci nit jege ko benn jege bi mus yàlla may la ko ci moom la ca des bàyyi ko ñi ci des. mais bu dee lu ñëw nga ni boobu it maa ko moom mais ce n'est plus la peine. ce n'est plus la peine moo tax xasanatul abrar sayyiatul muqarrabin dafay laaj ñu di ko seet jamono bu nekk ci façon biñ koy appliquer. waaw looloo tax boo gisee jawahirul maani boobu ñu tudd gis nga ci biir waxtu yooyu ñu la wax ci awqaatul xayaa baat yi ngeen wax diw ndaama la walla diw njool la am na ci ñuy xàmmee nit ñi ci biir âge dund boobu ku ciy ndaama ak ku ciy njool mais njool gi ak ndaama gi du mesure dimension la du lu ñuy natt naan 1 mètre nangam diw 1 mètre 50 wala diw 1 mètre 60 wala diw 1 mètre 80 la wala même ñi nekk sax 2 mètres jàpp ni seen noonu la ñu toll seen taay déedéet kenn du ko natt ci ay mètre
mais ci ay jëfandiku ci la ñuy natte ndax ndaama lañu wala ñu njool lañu waaw waaw loolooy tax toujours ñu di la bàyyiloo xel sa noyyi parce que noyyi bi moo yore aiguille yooyu di dox bu roox beeg nafs beeg àql bi seen dox noyyi boobu tic-tac boobu mooy noyyi bi ñun dañu defe ni noyyi dañ ko simplifier rek jeex na noyyi jeex na moo taxoon ku day ni Seyid Cheikh à l'époque mosul yor montre buñ ko laajee Seyid Cheikh lu tax doo yor montre mu ni daqaatul qalb sama xol tic-tac boobu muy def moo may wax fu jamono toll kooku dimension la du ko jóg rek mën a dugg ci biir fu jamono toll fu waxtu toll nga di ko sentir ci sa xol te doo xool montre parce que ñooñu ñi koy mën mooy ñi nga xam ni yépp seen programme lu ñu mën a def lu mu détaillé day dugg ci biir cadre yàlla waaw bu ñu reeyee sax seen ree kenn du ko topp def détail mais xaqiqa lay doon loolu moo waroon loon bis Seydina Omar ibn al-Khattab ñu toog nii di waxtaan rek ba yàgg am ku wax benn wax bu reelu yonent bi xaqataay ba ñu gis bëñam yi ci biir fii Omar dof complètement naan ko adxaka allahu sinnaka ya rasulallah waaw yal na la yàlla jox lu lay bégloo rek ba bis bu ne ngay xàqataay comme ça waaw xam nga ku nekk ak la neex ci moom waaw ku nekk ak li neex ci moom ndax yonent yi bëgg responsabilité ak yi mu yenu daan na ci dem ba boo ko xoolee da nga koy yërëm moo tax léeg-léeg nag buñ koy indee tuuti distraction mu ree tuuti am na ñoo xam ni def daan rëy ci ñoom waaw ndax xam ni talul sax ree ji waaw waaw ndax am na loo xam ni ku ko bëgg régler bëgg ko transcender am na leneen looy tal lu dul ree léeg-léeg nit dana ree rek fekk dafa bëgg a bégal ay nit mais talu ko waaw ak it wane ni nit la waaw loolu lay tax toujours yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir shajara boobule nga xam ni moo jur yi yëngu ci wàllu doomu aadama moo xam la ca amee ca aljanna ñetti yooyu ñu leen wax te ñu dégagé ko dispute bi querelle bi ak passion bi nekk ci seen diggante nag di leen xam parce que hawa dafay xam waaw looloo tax bi mu bëggee nag jikko remplacer ñaan la commencé yar garab ga pour garab gi bañ a jurati passion bi mais mu jur contraire bi gis nga bu ngeen xoolee yi yàlla tuddal nit yépp ñu war ca seenu yiw bu ci ne exemple bi ko yàlla joxe ci garab la ko joxe مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة
déedéet daraba allahu mathala waaw am na mais mathalu kalimatin tayiba ka shajaratin tayiba am na asluha thabitun wa faruha fi sama yàlla di la wan ni la yiw goo gis ci kàddu lay tàmbalee mooy tax wolof di wax ni nañ ko def goo gis nañ ko wax moo koy jiitu mais wax bi bu ñu ko defarul yaruñu wax bi li mu war a servir du ko servir yàlla nag ni la won ni la kàddu moo plante ñoo yem boo bëggee jamono bu ne plante bi di servir li mu war a servir il faut que nga di ko arroser mais kàddu it boo bëggee jamono bu ne kàddu bi di am leer di jariñ la mu doon war a jariñ fokk nga seet loo koy arroser waaw te mooy ndoxu dëgg boo dëggoo sa kàddu lay tax nit ñi di ko nangu doo ca doon dara waaw propagande du ca am campagne du ca am waaw mu dellu ci li soxna kii ne bii yóbbante woon wax ma ko ni ma giñ yi sax matatu ko waaw ndax ku dëggu rek ak ku dëgguwul moo fi nekk ku dëggu te yow it li ngay wax dëggu te nga tesee ku dëggu soxlawuloo giñ daal la ngay wax daf koy nangu boo dëgguwul te même ki nga taseel dëggu boo waxee te li nga wax du dëgg la ko koy lànkuloo leneen lay doon boo dëggoo it te ki ngay waxal dëgguwul boo wàcce woon asamaan yi yépp it du tax mu nangu ko sawaun alayhim a andartahum am lam tundiru la yuminun kon nag yow dëggul rek te li nga war a wax nga wax ko da ci des nga bàyyi ci loxo yàlla waaw ku mu ko yéene dana ca jot mu nangu ko ku mu ko yéenewul nag du ko jariñoo noonu nag la demee waaw moo tax mu delloo ko ci garab donc garab servir foofu beneen bi ci des xam-xam donc bi ñu njëkk a wax ci kalima tayiba ka shajara tayiba dafa dellu ci déficit de communication déficit de communication yépp ñàkk arrosé sa kàddu ak ndoxu dëgg moo koy def waaw bi ci des mooy rayonnement intellectuel rayonnement intellectuel aussi yàlla def ko melalaat ci garab mais foog nga dégg wax bi te mooy iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalam mais al qalam fu muy jóge ci garab lay jóge plume xalima ci garab lay jóge këyit fu muy jóge ci garab lay jóge bi ci des nag mooy boo gàttañloo doo dem parce que ki yore xam-xam bi walaw anna ma fi l ardi min shajaratin aqlaam wal bahru yamudduhu min baadihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah donc yépp mu wane ni xalima yi ci garab yi lay mën jógee waaw bu ko defee kon rayonnement intellectuel ni ngay toppatoo wàllu garab moo tax baatu culture yëf yi dafa bari fu ñuy dajee nga dégg ñun la culture fii ba noppi ni la agriculture fa ca des waaw nga xam ni kon am na fu ñu dajee ñoom ñaar agriculture ak culture waaw ba mooy ñëw ci li ñoo tuddee diététique diète ak éthique
waaw pour wax la lekk sax am na ci côté boo xam ni bu éthique bi ñëwul lekk ba la mu lay gaañ mooy ëpp waaw donc yooyu yëpp mu ngi ci foofu ba tax na nit ki lu ci ne garab dafay am contribution bu mu ciy def waaw moo tax yàlla sax ci bi muy giñal yonent bi di ko nangul jikko yu baax yi mu ko xame ci xalima ak daa ci la ko giñe nuun wal qalam wa ma yasturuun xëy na booba bokkul ak sunu bos waaw parce que ñun boo yettee xalima bi ci garab gi xëy na kayit itam origine am ci wàllu garab la mais daa ji nu mu daan demee da nga daan ñëw ci biir waañ bi fekk ñu jël mat taale ko kàddir gi pour togge ko ñam bi bu ñu demee ba kàddir gi ñuul bu ñu paree ci ñam yi ba noppi yow nga soog a ñëw xoos ñuulitu kàddir gi sof tuuti ca dóom ba soog a ñëw mélanger ko boo ko mélanger ba noppi am na ñuy jël tuuti suukar waaw somp ko def ko ci biir daa bi waaw bu ko defee bu ñuy paree ni ñuy seet mooy dañ koy capter xalima bi di xool est-ce que dina def goutte wala du def goutte ci la ñu xam ndax dosage bi baax na wala dosage bi baaxul waaw kooku ci wàllu daara rek ni mais sunu borom bi mu giñe ci nuun wal qalam wa ma yasturuun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran gayra mamnun wa innaka la ala xuluqin azim pour wax la yëf yi sore na yow sa xalima bindi sa xalaat rekk nga koy doye te bu dee sunu borom xalam bi mooy secrétaire am donc yépp luy awamir ilahiya war a jóge ci arsh war a ñëw ci sidratul muntaha buñ ko indilee agenda bi te mooy ummul kitaab mooy agenda bi nga xam ni ci lay programmé par 24 heures li war a am secrétaire bi mooy xalam bi nuun bi mooy cabinet bi yàlla moom foofu la giñale yonent bi ni ko lañ fay bindi te dara du fa neen bokk na ca lañ fa bindi te mu di dëgg mooy li yàlla def ci yow mënu ko def ci yow ba noppi ngay dofati wa inna laka la ajran gayra mamnun mais foofu la affaire bi de waxuma la ala xuluqin azim bi mais wa inna laka la ajran gayra mamnun ajr boobu bi ci ëpp doole ñu ni ci ñaar la feeñ waxuma sax ci yeneen bi mais ci ñi mu yar bu jëkk bi mooy mu toog moom yonent bi sunu boroom ni ko aljanna mu ngi yëkkat mu ni waaw aljanna lu mu xew la bal yëkkat mu ne aljanna nee na benn sa waa kër ñi sëy si ba moom mu sëy xam nga ku yar ay nit ci personnalité ci yiw ci sell ba aljanna di yëkkat pour bëgg ñu ñëw ni parce que bu ñu ñëwul ma dem qawmun ishtaqatil jinaanu ilayhim shawqahi min ila mawaridi rihi mais fa nga mën a yem yar ku tax aljanna di yëkkat
ndax ni na gaaw ñëw fa nga mën a yem waaye it yar koo xam ni buy jéggi ci siraat jahannama di ciipatu naan ko jullit gaawal jaar parce que sa leer mu ngi éclipser sama tàkk-tàkk ku yar ku mel noonu wàcc nga waaw muy jaar ci kaw siraat jahannama di ciipatu naan ko gaawal jàll ndax sa leer mu ngi éclipser sama tàkk-tàkk fa la mën a yem ñu mel noonu mu yar leen foofu la mën a yem juz ya muumin laqad atfaa nuuruka lahabi jahannama di leen ko wax looloy tax am na ku nga xam ni ñi mu am amu leen rekk ci tànn yama neex mais def leen di tànn ci ay critères waaw loolooy tax toujours ci doxalin am na luy mën a am ci seen biir te du déranger yaakaar naa ni ci waxtaan yi passé woon mas nañ ko junj xam nga dafa am benn jamono sunu borom pour faciliter yonent bi tâcham tax mu signéloo ko benn contrat ak société bi ko opposé ci Makka te mooy société bi nga xam ni kufaar yi ak mushrikiina yi ñoo ci nekk yépp pour mën a créer ay conditions yu ñu may yonent bi tuuti jàmm pour yonent bi mën a fexe ba asseoir li mu bëggoon def ci biir mission mais bi yàlla demee ba yëg ni loolu yonent bi siñante ak ñoom ci ndigalu yàlla xam na ni dootul mën a wéy yàlla sans mu consulter yonent bi dafa xëy rek wàcce texte bu wane ni contrat bi jeex na baraatun min allahi wa rasulihi ila alladina ahadtum min almushrikin mais keroog bi aaya bi wàcce yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woo Seydina Abu Bakr jox ko aaya bi ni ko demal ca Makka nga liiral leen aaya bi Seydina Abu Bakr di dem pour liiri ji aaya bi mu mel ni dafa am lu mu xalaataat ni nañ ma wala Ali ibnu Abi Talib ñu wool ko Ali ibnu Abi Talib mu ni ko waxoon naa Abu Bakr sax pour mu jël aaya bi dem jàngali ko waa Makka mais je pense bien que li gën mooy nga dabi Abu Bakr jël aaya bi ci moom yow nga dem jàngal ko waa Makka xam nga loolu mënoon na jur confusion ndax yabal gi mu yàlla yabal Abu Bakr ba noppi wëlbatiku woo Ali ni ko demal nga jàngi ko ñu posé na question lu tax yonent bi def changement boobu mu ni bu fekkoon ne Abu Bakr ay borom mi pas-pas lay waxal kon moom mu jàng ko dana simple mais waxul ak borom mi pas-pas ñu gëmul lu dul seen bopp lay waxal
te comme bu fekkee ni ñoom ay affaireu deret la ñuy jaay ak affaireu famille bu dee lu mel noonu Ali ibn Abi Talib moo gën a placé pour defanteeg ñoom moo tax mu ne Ali demal nga jëli aaya bi ci Abu Bakr itam bi Ali yi ñëwee ni ko yonent bi nee na nga jox ma aaya bi pour ma yóbbu ko Makka jàng ko tegu ci baat mu yëkkati aaya bi jox ko ni ko man nag luy sama fonction mu ne ko yonent bi nee na boo demee nga diriger ñi ci des ci seen tawaaf ci umra bi te bàyyi Ali mu jàng texte bi mais bi mu waxee Ali ba Ali ni bërët di dem yonent bi ni càkk téye loxo bi mu xoolaat ko mu ni ko ila alladina ahadtum min al mushrikina la wax damay bañ nga jël aaya bi dem koo mere woon ca Makka rek jaar ci aaya bi pour bëgg ko gaañ waaw c'est très important xam nga jël waxu kilifa basé ci waxu kilifa bi pour koo bëgg a gaañ rek nga gaañ ko lu garaaw la moo tax toujours kilifa n'importe qui waru ko di wër moo tax ñuy wax ni sunu borom noonu mu waxe ni kiraman katibin yaalamuuna ma tafaaluun mu ni képp kuy kilifa di wut ay bras droit na nga leen calqué ci boobu baat kiraman katibin yaalamuuna ma tafaaluun koo xam ni njàngam mbaaxama ko jiitu ndax nit bu jàngee te baaxul du jariñ lu bare waaye bu baaxee ba noppi nag njàng tegu ca waaw xamit ki mu amal affaire kan la bi ci des mooy luñ ko waxloo du ca yokk du ca wàññi lañ ko waxloo rek lay wax waaw loolu dafay nekk lu am solo pour kilifa moo taxoon nga dégg góor gi daan ko wax à l'époque di wax naan le problème d'un responsable est un problème d'entourage car il y a des informateurs mais aussi il y a des menteurs waaw malheureusement bu fekkee ne sa entourage yëpp des menteurs ñoo ci ëpp adduna bu tukki la waaw ndax bis bu ne nga gis lu ñu wax ci biti ñu ni yaa ko wax te bu ñu la laajee nga ni yëguma ko te kooku itam adduna bu tukki la waaw moo tax fexe ba wut ñu nit ñu fendi wolof daan na ko wax waaw te ñor waaw nga xam ni danañu xam nu ñu lay rek léeg-léeg sa mbir di jël seen responsabilité bu jotee waaw loolu dafay am solo waaw loolooy tax toujours ci biir cadre yu mel noonu góor gi daan ci attirer sunu attention ndax boo yaroo ci kër yu mag te fekkul ñu jiitu ci yow am lu ñu def ci yow dafay am fooy teg sa bët te boo fa tegee sa bët te fekk du foofu boo juumee rekk ñi ngay juumloo dañuy bare ndax mas naa ko dégg moom góor gi mu ni Sëriñ Babacar Si moo ko daan wax doom baat boobu ñuy wax ni ku am kilifa doo gàgganti ko ci mbedd mu ni ko dafa bari ñoo defe ni bokkuñu ci mbedd mi te ci mbedd mi lañu bokk c'est très important
parce que ñi mu la woon ni ci mbedd mi la ñu bokk du ñu problème mais ñi nga foogul ni ci mbedd mi la ñu bokk te ñu bokk ci nag foofu moo jara wattu waaw waaw te am na koo xam ni bu lay juumloo keroog yegg nañ ci ba mu di ma wax ni ma yonent bi am na ci xareem ji bu nga xam ni la taal xare ba fausse information la buñ ko indil ne ko ki koy indil information bi vérifié wu ko ba yonent bi préparé troupe bi ba sol combinaison de guerre et tout jël ay armam ba génn ba noppi ñu ne ko information biñ la jox dañ ci jum mu ni génn naa ba noppi xoolal ma loolu génn naa ba noppi lay xew ca booba yépp ki indi information bi est-ce que mën na ko xayma waaw du ko mën xayma loolooy tax toujours kilifa dafay sonn ndax yi muy war a sàmmonte dafay bare waaw mooy tax nag toujours mu ciy insister di ñu ko wax ba benn bis benn mbokk Moustarchid ñëw ni ma kilifa sàngam dafa doon waxtaan ak man wax ma ni moom daal daf doon xalaat pour jamono bi ni mu tëddee dafa bëggoon dal wut ko mu tànn def ko muy kilifaam te moom xelam yow la daj ma bëggoon nga recevoir ko ma ne ko ah du gaawee noonu mu ne ma ah man ne ko waaw waxuma la ni man sama niveau mais mënuma ci joxe tontu fekk gisuma góor gi ba noppi ba wax ko li kooku wax moom lu mu ci gis ba ma demee gis góor gi ma ne ko dañ ma wax ni ma kilifa sàngam dafa wax lii mooy li ma nettali mu ni ma Moustapha ma ni ko labbeke mu ni ma gis ngeen yéen ma ni ko am mu ni ma war ngeen ëppale seen bopp ci di jëflanteeg nit mu koy teg ci cadre talibé mu ni ma bu leen ko nangu mukk seen jëflanteeg nit ngeen koy teg ci cadre talibé maanaam maa la gëm mu ni ma boobu du seen bos mun ma gis ngeen yéen seen mbir yépp teg leen ko ci objet